voilà jërëjëf téléspectateurs yu télévision Futur Média yéen ñuy gis ak suñu smartphone ñuy scruter di seet li nga xamante ni mooy xew ci internet bi fas yéene koo partagé ak yéen téléspectateurs yu télévision Futur Média yéen ñuy suivre partout dans le monde wala rawatina ci réseaux sociaux yi que ça soit mu nekk Facebook Twitter wala Instagram bu groupe Futur Média wala bu télévision Futur Média xam naa ci semaine bi wala semaine bii ñu ñëw dinañ ci jéem a partagé ak yéen li nga xamante ni mooy xew ci internet bi suñu live yi ngeen koy am gis nañ solo wala intérêt bi ngeen xam ne jox ngeen ko émission bi mu nekk lu am solo di leen ci remercier moo fas yéene cee ànd ak Merry Beye Diouf Merry maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Mamadou di la delloo nuyu bi di la jox sa wàccuwaay te di wax internet yi nga xamante ne ñoom ñu seetaan ak téléspectateurs yi ñu ngi nii tey ci seen émission bi nga xamante ne moo di li xew ci internet bi te nag ñu fas yéene leen indi li nga xamante ne nii lu leen di gën a mën a intéressé la ndax loo xamante ne lu nar a jàngat la lu leen nar a permettre ngeen jàng. bari na ci li ñu leen di jox comme di leen sensibiliser mais surtout di leen jàngal di leen xamale li nga xamante ni mooy smartphone yi wax nañ ko dafa yëngal àddina mais tamit jar na ñu xam bu baax nan lañ koy utiliser tey mairie dina indi lu am solo lu nga xamante ni ku ci nekk war na gën a mën a xool jàng bu baax application bu simple boo xam ne ci kanam dina ci ñëw gën ko yaatal balaa boobu dañuy ñëw ak actualité yi nga xam ne moo xew ci site internet yi bari na mu si mel ni IGFM moom la ñuy jiitu surtout ak information yi nga xamante ni bis bu nekk www.igfm.sn mu nekk site d'information bu groupe Futur Média information yi nga xam da leen koy jox en temps réel dara du leen rëcc ci ay xibaar gannaaw ay éditions yi nga xam dañ leen koy jagleel ci télévision Futur Média IGFM desul ginnaaw chaque jour da ngeen di am information yi en temps réel bari na ci yeneen site internet yi nga xam ne ñëw nañ ak ay xibaar yu am solo tey Merry Beye. dëgg la Mamadou donc première xibaar bi nga xamante ne moom laa leen bëgg a baax yéen ñi di ñu seetaan mu di affaire Abiba xam ngeen ne Abiba mooy waykat boobu ñëpp xam nañ ko ci ay wayam yu neex moom la ñu daal di convoqué police de fu mu ne nii dossier boobu mi ngi ci loxoy procureur lan moo xew nag ñu ngi ñuy xamal ne ci site internet bi di nga xamante ni moo di Seneweb que ne dafa amoon ay xuloo diggante kii di yaayam ak wujju yaayam donc fa la ñu jógee nag ñeesu wujju yaay ji daal di ko tooñ ci affaire bi nga xamante ne moom la papa ji di traversé donc si la boobu nag gisee boppam daal di jàpp xeex ak kooku di ñeesu co-épouse yaayam donc fa la ñu jógee nag ñu daal di ko yóbbu police porté ko plainte ñu ñuy yëgal ne que ñees bi mi ngi am 6 jours d'incapacité temporaire alors que moom Abiba mi ngi ci am 3 jours léegi nag nee nañ ñu ko ne dossier wam bi transfert nañ ko procureur de la République te instant bii nii dinañ xool lan mooy suite bi Mamadou. waaw di wax ni internet li tax xam naa ñuy taxaw seetlu ci Abiba bari na ci ay jafe-jafe ay ñu am problème c'est parce que Abiba dafa nekk waykat koo xamante ni ku ñëpp xam la fii ci Sénégal moo tax site d'information yu bari ñëwee tey ak xibaar bi nga xam ne Merry Beye wax na ko mooy Seneweb war nañ jàpp ne leeral wala yeneen site d'information yi nga xam ne sénégalais yi ku ci nekk actuellement ñu ngi partagé information bi nga xam ni gis nañ ni dina soxal sénégalais yi di chanteur bi di Abiba ñëpp xam ko ci way yi nga xam ne mi ngi koy def mais surtout mu am jafe-jafe actuellement nii ak mbiri yoon am na yeneen information yoo xamante ni mën nañ ko jàpp ci mbirum politique aussi xam naa ni site d'information yi ñëw nañ ci bu baax. dëgg la mbirum politique mu di toujours mbirum Cissé Lo parce que depuis semaine passée depuis 2 semaines sax laay wax ne que ne ñu ngi topp affaire audio yi nee nañ nag que ne Cissé Lo génnee na beneen audio boo xamante ne moo gën a gudd te audio bi def na daanaka 1 heure te si biir audio bi wax na si ay révélation yoo xamante ne nii nee nañ bis bu ko nit ñi déggee dina yëngal li nga xamante ni moo di régime APR wax na ci li nga xamante ne moo di réfection building administratif wax na si li nga xamante ne moo di financement ANPEJ ak DER wax na tamit ci li nga xamante ne moo di gestion Sonacos ak marché yi nga xamante ne dañ ko jox yi nga xamante ne ñoo di ancien footballeur bu génération 2002 Mamadou. mu nekk lu am solo surtout loolu ñun ñi nga xam ne ñoo yëgul ci wàllu tàggat yaram dinañu intéressé mbirum ay coow yi nga xamante ne jur na ci ay articles yu am solo yoo xam ne site d'information yi ñëw nañ ci je pense Seneweb moo joxe xibaar boobu. waaw ñu ngi ba léegi ci Seneweb mais su ma jógee foofu rek toujours ci révélation yi ñu daal di dem fi nga xamante ne moo di leeral nag li mu titré moo di rapport IGE 2016 2017 ak 2018 2019 moom daal nee na Sénégal mooy seen régal ndax amul benn département wala benn ministère boo xamante ne ça a été épargné ñu ñuy yëgal nekk ne am na benn ministre boo xamante ne daal di ne dafa fàtte
pare delloo ñetti véhicule de fonction yi boo xamante ne département moo ko moom ñu neenti deeta waaye ancien DG Aprosi moom nee na dafa àbba boppam 274 millions ba pare daal di am ñetti kër yoo xamante ne li ñuy wax village de fonction maanaam boo nekkee ci ndombal tànk kër yu ñu lay jox loolu ba léegi leeral di ñu ko yëgal di ñu yëgal tamit que ne fii di ministère de la culture am na 78 employés fantômes yoo xamante ne dañ leen doon fay chaque weer ba ma dugg mu nekk lu am solo xibaar yi nga xamante ne mooy xew ci site d'information yu Sénégal yi ak yu bitim réew sax ndaxte internet amul limite amul frontière fépp la dañ koy suivre partout dans le monde bu ñu gisee ni am na njëriñ soxal na leen yéen téléspectateurs yi surtout yéen internautes yi nga xamante ni yéen a ñuy suivre ci suñu live Facebook bari neen ay ñi nga xamante ni ay internautes lañu di ñu suivre bari nañ gis nañ intérêt bi ngeen jox émission bi di lii xew ci biir internet géej la comme ni ñu ko waxee ñun nag ñu yor suñu gaal di ci joow di leen gën a gindi di leen leeral beneen poñ bi mooy actu web mu nekk leneen li nga xamante ni gis nañ ni am na solo surtout ci période yii ñu toll nii actuellement ku nekk day jot ak sa téléphone ay image bu ci nekk parfois mu ànd ak ay audio image bi doo mën a vérifier ba xam ndax baax na wala baaxul tey nag Merry nga indi lu am solo loo xamante ni je pense bien dina intéresser téléspectateurs yi mooy surtout nan la ñu war a mën a ràññee image bu baax bi ak image bu bon bi lan lañ mën a vérifier ba xam ndax image bi baax na wala bon na je pense am na application yoo xam ne yu simple la bi ñu war a mën a proposer boo xam ne dina intéresser téléspectateurs yi mais surtout aussi dina intéresser internautes yi. effectivement Mamadou muy ñun muy suñuy waajur yi surtout dañuy faral di yor ay message di recevoir ay message par WhatsApp yoo xamante ne dañ koy transférer donc ñoom tamit ñu gaaw a gëm toujours information mais léegi dañ leen di présenter benn application boo xamante ne mi ngi tudd Tineye nag. Tineye grâce à cette application yéen di ngeen mën a xam photo yi ngeen di recevoir par WhatsApp wala par Facebook wala feneen ak feneen est-ce que photo bu ñu dëpp la wala bu ñu dëppul est-ce que photo bu ñu modifié la wala bu ñu modifié wul ñu seetaan élément bi ma daal di ñëwaat ñu gën a xuusaat ci wax bi. téléphone wala téléphone intelligent bokk ci jamono ji li gën a yombal wesaare xibaar bu dëppoowul ak dëgg naam nag fi mu toll nii tembe fi nga xamante ni fa la technologie toll war nañoo mën a vérifier lépp lu jaar ci smartphone yooyu le ñu mën a xam ndax dëgg la am déet ci ñoom bokk na ci application bi di TinEye moom nag mën a tax nga xam photo bi ndax dëgg la am déet ndax montage la ndax fan la jóge lépp TinEye mën na la ko yombalal boo ko téléchargé mu wan la fépp fi ngay jaar ba xam ndax photo bi wala image bi guddi la am bëccëg yére yi ndax lu amoon la li nga xamante ne moom moo di dëkk yi mu jaar wala fu mu jóge ak fépp fu mu mën a dugg rekk moom TinEye mën na la ko yombalal ndax dañu ko laalaat ndax montage la lépp rekk bile application dina la ko mën a yombalal lu ni mel nag di tax lépp lu jëm ci wàllu désinformation di joxe xibaar bu dëppoowul ak yoon xarala bile di TinEye mën nañu ko yombalal. voilà. waaw Mamadou comme niñ ko gisee gis ngeen application boobu léegi yéen mën ngeen ko daal di jël télécharger ko ci seen téléphone su ko defee image bu ñu leen mënti yónnee moo xam la WhatsApp la wala Facebook la wala Instagram wala leneen ak leneen yéen di ngeen mën a xam ndax image boobu image vraie la naam bu dee image bu dul image bu bees bu dee image boo xamante ne yàgg na ci internet bi application bi dina la won fan la image bi njëkk a feeñee ak maanaam voyage yu image bi yëpp su ma ko mënee wax ndax image bi bañ koy jël guddi la woon wala bëccëg ban période la loolu yëpp dañ lay jox renseignement yi nga xamante ne moo nekk ci photo bopp donc léegi amatul benn excuse Mamadou pour jël benn image rek daal di transférer rek teg ci audio wala daal di véhiculer li ñuy naan fausse information. avec application boobu di ngeen ko mën a daal di utiliser. surtout bu dara xewee benn événement ñu ci bari dañuy profité di détourner information bi surtout ci période yi ñu nekk yi nga xamante ni ay Covid laak ay yeneen situation dina am ku ci nekk di jël ay information di changer contexte bi je pense que TinEye bi mooy application bu simple boo xam ne dina permettre nga def recherche inversée xam bu baax boo ko dugalee jëlee photo bi enregistré ko sa téléphone comme ni ñu leen ko expliqué ci élément bi booy dem di vérifier da ngay dugg directement ci application bi boo duggee directement boo ko cherché Google di nga ko gis nga dugg directement à jël image bi nga xam ne moom ngay vérifier nga dugal ko ci biir dina la wax kañ la dugg ci biir internet ban année la ak ban contexte la duggee woon ci biir internet di nga xam bu baax nan nga mën a vérifier je pense que actuellement fi ñu toll nii vérification dafa nekk lu am solo
solo te loolu moo war a mën a nekk li nga xamante ni mooy premier réflexe boo jotee image même boo dul journaliste wala leneen je pense bien vérification dafa nekk lu am solo surtout ci période yi. balaa nga partagé da ngay daal di vérifier looloo gën a wóor parce que actuellement ñëpp xam nañ nekk fausse information yi info ak intox yi yëpp dafa bëri. donc comme ni ñu leen ko expliqué ci élément bi balaa ngeen di jël di partager lenn wala balaa ngeen di gëm lenn di ko appliquer ndax am na ay conseils yu bëri dañ leen koy jox boole ko associé ko ak ay images ngeen daal di def seen propre recherche yéen te doo leen soxla woo diw wala woo nit daal di ko laaj ndax loolu dëgg la am du dëgg. mooy jariñu seen émission bi lu xew ci biir internet dañ leen di informer en même temps di jàngal di leen wan di leen gindi ci leen li nga xamante ni mooy ni ñu utiliser internet ak surtout smartphone yi nga xamante ni mu lëmbee àddina nekk na lu am solo bu ñu jógee ci image yi mën nañu dem ci li nga xamante ni aussi mooy aspect sensibilisation aussi te duñ ci jóg di ko def di partager ak yéen téléspectateurs yi mais surtout yéen ak internautes yi di fàttali ni mën ngeen ñoo suivre ak sunu hashtag bi di sunu net mu nekk hashtag bi nga xam ne ñëpp a koy partager actuellement wala ngeen envoyé ñu seen vidéo wala contribution yoo xam ne ci suñu adresse mail bi di sununet@gfm.sn boo leen jotee information yoo xam ne gis ngeen ni war nañ ko mën a partager ak yéen war ngeen ko mën a envoyer ñu partager ndaw ko ak yéen ndaxte internet actuellement je pense comme ni ñu koy waxee Sénégal du Dakar rek bari na ci yeneen zone yi nga xamante ni internet bi yeggu fa sax je pense c'est une occasion ñu gën di mën a fésal li nga xamante ni aussi ñooy xew ci yeneen zone yi ndaxte Sénégal comme ni ma koy waxee saa su ne Sénégal du Dakar mais bari na ci aussi ci réseaux sociaux yi que ça soit mu nekk Facebook Twitter wala Instagram ay sénégalais yi nga xam ne dañuy jël ay initiative yu am solo yoo xamante ni à chaque fois buñ ci gisee loo xamante ni lu ñaaw la ci société bi wala dara dañ koy bëgg di partager ku ci nekk wala autorité yi mu yegg ci ñoom ñu mën koo gën a mën a indi ci ay saafara bari na ci lu ci mel ni initiative bii di lutte contre l'indiscipline des Sénégalais mu nekk benn page Facebook boo xam ne gis naa ni sénégalais yu baree ñu ngi koy suivre d'ailleurs loolu tax sax ñu fas yéene jéem a jot ak suñu smartphone xool ba xam ndax dinañ jéem a jot kii di Malick Gaïdo moom mi nga xamante ni aussi mooy initiateur page Facebook boobu mu nekk lu am solo koo xamante ni tamit initiative bu am solo la di ko partager ndoog ak sénégalais yi mais aussi di ko partager ndoog fépp pour sénégalais nekk loo gis loo xamante ni gis nga ni lii dafa ñaaw wala loo xamante ni lii du yoon gis nga ngay dugal fexe partager image yi wala vidéo yi foofu ku ci nekk jéem ci indi saafara te loolu nekk na lu am solo je pense que bu nekkee ci fi nga xamante ne mooy Skype bi war nañ jéem a jot Malick Gaïdo Malick maa ngi lay nuyu. waaw Mamadou maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan à travers réseaux sociaux yi wala ci télé bi. wax naa ko sànq sa initiative bi nga xamante ni yow bokk nga ci ñi ko créé muy page Facebook bu am solo muy lutte contre l'indiscipline des Sénégalais mu nekk lan moo la gën a mën a pousser ba nga créé page boobu gis naa ni bi ñu ko créé léegi yàgg na tuuti mais gis naa ni ci jamono ji page bi dafa gën a dox. waaw li ma poussé man jusqu'à ce que ma créé ko c'est parce que dama gis impact bi réseaux sociaux yi commencé woon doon am ci àdduna bi ma gis ni que beaucoup de jeunes ñu ngi koy utiliser bon ku nekk nag ak li la neex bon ñii dañ koy utiliser parce que dañuy bëgg retrouver ay amis de classe ñii dañ koy utiliser parce que dañuy bëgg di ci business ñii di ci utiliser pour leneen donc man j'ai choisi de sensibiliser et dénoncer lépp li nga xam ne mooy indiscipline incivisme li nga xam ne moo am fii ci Sénégal donc ci lañ créé di publier lépp loo xam ne jaarul yoon di joxe loi bi nga xam ne moo tere par exemple ngeen baal ma ci wax bi ku taxaw tuur ndox ci mbedd loi bi nga xam ne moo ko tere wala koo xam ne mi ngi nekk di xeex loi bi nga xam moo ko tere wala ki nga xam ne dafa gis fatam yépp ko ba mu fees ak ay bagages ñi jàpp ni normal am na loi boo xam ne tere na loolu ak maltraité animaux yooyu yëpp ñu koy dugal loi yi di sensibiliser di jàngal nit ci mais yemul foofu rek dem na ba nga xam ni dañu commencé di def ay journée de nettoyage ay journée de sensibilisation reboisement et cetera. gis nañ ni beneen njëriñ tamit mi ngi ci ndaxte à chaque fois boo leen dénoncer damay wax rek ci surtout dénoncer mais surtout boo leen sensibiliser wala ngeen di dénoncer yenn actes yi gis nañ ni à chaque fois tamit dafay gaaw mu am saafara. dëgg la c'est parce que comme li nga doon wax rek léegi nii ci émission bi impact réseaux sociaux yi moo demee noonu dem nañ ba nga xam ne tey cybercriminalité je peux dire duñu xëy te xooluñu suñu page duñu xëy te xooluñu kan la ñu publier koo xam ni def na lu jaar yoon pour ñu mën ko convoquer bu dee am na plaque oto wala genre information mel noonu ñu jëm tapé ci ordinateur bi woo ko convoquer ko bu ñëwee ñi daal di koy woo soit dañ koy téye wala dañ koy sanctionner wala fayloo ko amende donc c'est juste que voilà am na tey je pense que cette page est devenue incontournable dans ce pays loolu moo gën a tax ñu continuer loolu moo ñuy motiver ñu continuer même su fekkee ni
ñun suñuy xaalis def si dem dañ ciy sonn di perte suñu temps. mais c'est luy servir suñu dëkk donc loolu rek c'est déjà. mooy mairie sànq li ñu doon waxtaan ak mairie impact réseaux sociaux yi actuellement ni mu bouleversé monde bi. effectivement dafa bouleversé monde bi loolu jër wax bu ñuy waxaat la sax mais man li ma bëggoon poser comme question à Malick mooy ñu ngi gis ne que yéen a ngi sensibiliser am na page bi am na doole mais ci gannaaw loolu yan problème ngeen di faral di jànkonteel ci seen quotidien par rapport ak li nga xamante ne moo di vidéo yi ngeen di posté wala leneen ak leneen est-ce que mën ngeen di wax tamit yan problème ngeen di faral di jànkonte au quotidien. bon par rapport ak vidéo yi ñuy posté bon mën nga toog ba mu yàgg ñu woo la ne la yow yaa dugal lii lu tax nga dugal lii neexuma lan moo tax nga publier sama plaque oto. fekk voilà yaa ngi jaar ci sens interdit wala benn magasin sax benn supermarché jaay loo xam ni dafay périmé di continuer di ko def ñu dénoncé ko. directeur bi wooñu genre affaire yu mel noonu donc vraiment toll na foo xam ne tey koo fa dugal rek. police dina réagir wala ki nga xam ni autorité bi nga xam ni moo concerné moom la problème bi concerné dina réagir moo tax tey koo fa dugal rek dina la woo wala dina yónni wala dina def kéem lay kàtt la message la wala jot la pour jéem a régler problème boobu. donc su ma déggee loolu da ngay waxtaan ak ay borom xam-xam ay spécialistes ay avocats fii ay ñi nga xamante ni yëngatu ci wàllu cybercriminalité pour yenn actes yi nga ciy wax yan daan moo leen ciy fekk wala di gën a sensibiliser ñi nga xamante ni aussi ñooy internautes yi. waaw boo xoolee Mamadou avant dañ daan publier rek di kaas di wax. ne kii tuur na ndox kii jaar na sens interdit di kaas mais boo xoolee récemment ci page bi bu ñu publier dañuy bind article bi décret bi ban loi moo ko génn lii donc ça veut dire que LCS dem nañ ba toll foo xam ni am nañ impact boo xam ci réseaux sociaux dañuy reculer waat tuuti. defaruwaat génnaat boo xam ni saa yu ñu posté du ñu posté rek kaas wax li nga xam ne moo nekk suñu bopp. mais képp ku xool image bi di nga ci jàng di nga ne kon de lii yoon tere na ko. donc loolu la ñuy def pour l'instant te saa yu ñu ko mënee dinañ def suñuy recherche ak suñuy avocat wala ak suñuy juriste bépp image wala vidéo boo xam mën nañ ko publier ñu jox ni article wala loi boo xam ni concerné na suñ ko gisul parce que ñun lépp luy loi ci Sénégal dañ dem wuti ko ñëw teg suñu wet lu ñuy publier rek xool ko gis ni loi moo ko wax ñu mu ànd ak publication ñu bind ko boole ak image bi. Malick li ñuy jeexalee mooy action citoyenne yi ngeen di def doo leen yemoo leen rek ci dénoncer mais parfois aussi da ngeen di gën di jàppale population yi gën leen jege parfois ci ñi nga xamante dañuy am ay jafe-jafe ndox ngeen fexe ci yenn quartiers yi ngeen fexe déplacé wu wutal amal fexe ba ñu am ndox wala ñu fexe ba am solution ndox damay joxe exemple boobu rek exemple ndox te actuellement nii. dëgg la du te yemul rek ci ndox ba ci dund bi nga xam ni metti na ci yenn famille yi ci jamono Covid bi maa la ko doon wax récemment dimbali nañ sax 50 familles en kit alimentaire bon c'est pas facile nag parce que suñuy abonné ñoo ñuy jàppale kii joxe 1000 francs kii joxe 500 kii joxe 100 francs c'est des choses yoo xam ne c'est volontaire ñoom ñoo koy def forcé wu ñu leen te buñ ñu ko joxee tamit dañuy wane preuve ni ko ñun ndimbal bi yóbbu nañ ko teg nañ ko ci loxo ñi nga xam ni ñoom lañ ko war a teg donc c'est des choses yoo xam ne ñu ngi koy def dëkk mais nag beneen impact bu mu am bu négatif mooy que da ngay def ñeneen toog ci ginnaaw naan mi ngi dundee xaalis population bi lekk bi nga koy joxew ko moom këram la jëm wala da koy séddale wala koy jaay c'est des choses yoo xam ni ça arrive au Sénégal waaw di nga loolu lépp loo def daal dina am lu positif ak lu négatif. merci beaucoup Malick Gaïdo di la remercier di saluer bu baax initiative bi nga def di wane ni mairie lii mooy solos internet je pense que chaque jour dañ koy wax du ñu jóg ci di ko wax réseaux sociaux c'est toujours lu baax y a des actions objectives yi nga xamante ni gis nañu sénégalais yi ñu ngi koy def moo taxoon d'ailleurs ñu interpellé Malick Gaïdo mu ñëw ci page bu am solo boobu muy lutte contre l'indiscipline des sénégalais mu nekk page bu am solo et j'ai vu que sénégalais yu bari ñu ngi ciy participer et wax na ko sànq day jur ay résultats yu am solo. sénégalais yu bari ñu ngi ci participer parce que dañ ci gis seen bopp te parce que ñoom tamit c'est des citoyens yoo xamante ne dañuy gis tout le temps li nga xamante ne moom moo xew ci biir dëkk bi te c'est normal que ñu am benn plateforme boo xamante ne dinañ mën a dénoncer li nga xamante ne moom moo fi xew te li gën a baax aussi si li mu wax si li Malick wax mooy que ne chaque fois bu ñu tegee benn problème boo xamante ne ni nit def na ko dañ lay tegal loi maanaam dañ lay yëgal ne que ne teguñu ko fi voilà teguñu ko fi ndaxte dañ la bëgg a dénoncer mais dañ ko teg parce que lii dafa dañ ko interdit dañ ko tere ñu daal di la tegal loi donc comme ni ñu koy waxee rek internet géek la rawatina nag li nga xamante ni moo di réseaux sociaux donc ñu siy def attention te toujours chaque fois dañuy wane xëy na li nga xamante ne mooy mauvais côté bi côté bu ñaaw bi mais am na côté yu baax comme nii nga xamante ne ay plateforme la yoo xamante ne dañuy dénoncer dañuy yeete parce que tey jii nii su ma ñëwoon tey xaw ma ne par exemple yenn action yi boo ko defee yoon mën na la si teg
yoon mën war teg ay daan dafay baax ma koy lire di xam ne que kii kat tegul vidéo bi pour dénoncer ma mais daf ko teg pour yëgal ma ne lii nii jaaduwul. day refléter image yu Sénégal li xew ci Sénégal mooy xew ci réseaux sociaux yi li xew ci réseaux sociaux yi moom la leen télévision Futurs Médias aussi di partager ci waxtu bu nekk bis bu nekk ci bu waxtu biy jotee ñu leen di partager di leen jox ay informations mais aussi di leen yee ci li nga xamante ni mooy suñu smartphone yi lépp luy jàll ci smartphone yi ngeen naka ngeen koy vérifier nu mu gën a simple pour ngeen xam ko xool bu baax du information bu ñëw rek da nga ko war a partager ndaxte booy partager yenn information yi li mu nar a jul ci lu ñaaw surtout une fausse information li mu nar a jul ci lu ñaaw wala ci lu bon moo ëpp fuuf li mu nar a defar looloo waral ñu leen di dégtal lii xew ci biir internet mu nekk émission bu am solo bu nga xam ne gis nañ ni internet yaa ngi réagir ci suñu live Facebook bi yéen a ñuy suivre ci Twitter wala Instagram bu groupe Futurs Médias yéen a ñuy suivre aussi ci partout wala plateforme yi nga xamante ni groupe Futurs Médias teg na ko fi ngir fexe dara bañ leen rëcc ci programme mu télévision Futurs Médias mairie dañuy des ci réseaux sociaux yi du réseaux sociaux yi tamit parfois bu ñuy sensibiliser bu ñuy éduquer parfois tamit ñu imaginer bari na ci ay sénégalais jeunes sénégalais yi nga xamante ne ñu bari lool ay esprit de créativité parfois ñu créer ay affaires yi nga xam da nga naan non surtout booy léegi da nga naan non mais lii moom. waaw ñoom seen esprit dafa jéggi dayoo. donc on va commencer par une image du jour image bi nag en fait Mamadou dama bëgg waa Régie tegal ma ko moom mooy illustrer li nga xamante ne moo fi jot a xew janvier ba juillet. yéen a ngi ko gis noonu janvier affaire rangu la woon février mu di Zeyda Zaman. mars bi mooy Covid. avril mooy ndaw si nekkoon Instagram rek te di twerk mais ñu am scandale bi nga xamante ne mu di le motif. juin aussi am na tamit benn scandale boo xamante ne nii si lañ nekk. et enfin juillet mu di affaire foncier ak affaire Aby Ndour bi. donc lii tamit dañu résumé de janvier bu ci nekk fii ci Sénégal ba de janvier instant ba bi ñu juillet toll nii lan moo xew ci Sénégal ñu gis ne que ne en fait on va de scandale à scandale donc entre janvier une image mille mots entre janvier ba juillet lii yëpp moo fi jot xew donc tey jii nii bu ñu toogoon di leen laaj ndax mën ngeen résumer 2020 janvier ba juillet mën ngeen daal di génne li nga xamante ni moo di image du jour. bari na ci comme ni ñu koy wax sénégalais yi dañuy bari ay esprit de créativité du Sénégal rek partout boo demee ci Twitter aussi yeneen dëkk nii la ñuy doxalee lii xew ci internet bi di ko partager di résumer à peu près ku ci nekk di wane sa esprit de créativité baax na ci parfois ñu wane ni image yi day résumer à peu près li nga jot a xew ci Sénégal depuis début d'année bi ba léegi ci mois de juillet bi di fas yéene continuer di fas yéene aussi di leen informer yéen téléspectateurs yi ak yéen internautes yi li xew ci internet bi beneen image bi am na coowal toujours gazelle yeeg coowal Oryx bi gis nañ démb ñu def Black Lives Matter mi nga xam dañ ko jël détourné ko def ko Oryx Lives Matter maanaam la vie des Oryx compte gis nañ aussi yeneen ak yeneen yi nga xam ne topp na ministre Abdou Karim Sall di ministre de l'environnement gis nañ ni aussi internautes yi ñu ngi créer ay affaires ku ci nekk di jéem a détourner sax yenn waaw ñu ngi créer ay affaires mais ci kaw création boobu ministre bi ou en tout cas yi nga xamante ne moo di cabinet dañoo génnee benn li ñuy mën a tuddee ci réseaux sociaux yi riposte muy benn affiche boo xamante ne daf si bind la bave du crapaud n'attend pas la colombe qui passe donc ñu daal di jël nag internautes yi nag daal di jël li nga xamante ne moo di affiche boobu di ko fustiger réaction am naan est-ce que am na charge de communication est-ce que waroon na réagir nii am sax ñu dem ba naan est-ce que moom warul démissionner am ñeneen ñoo xamante ne dañuy dem ba jël affiche boobu ndax affiche bi dafa am faute. ñu daal di ne ko crapaud duñ ko bindee nii nekkee leen koy bindee daal di ne ko nag citation booy dem bay cité da ngay def citation exacte bi mu di la bave du crapaud n'attend pas la blanche colombe en lieu et place de la bave du crapaud n'attend pas la colombe qui passe donc loolu la ñu jël moom tamit ci réseaux sociaux yi moom la ñu lëmbee li nga xamante ne moom la ñu tuddee la riposte du ministre menu du jour yaa sa Oryx waaw mi ngi noonu ba léegi colombe grillée à la bave de crapaud donc parce que day ay groupe yoo xamante ne chaque jour dañ lay naan menu du jour lan la donc ñu daal di génnee lii ne la donc lii c'est juste pour tooñ ko wane ni fële dafa defoon faute il a mal communiqué dafa changer un peu citation mooy li ñuy def détournement d'objectif rek mooy détournement soo xëyee war a xam lu ngay togg tey ñu ne la yaa sa Oryx moo am ak colombe grillée à la bave de crapaud. ok loolu nag lii
spécialité internautes yi la internautes yi ay nañ trop ci lii détourner un peu parfois bu ñu la bëggee critiquer wala xas la surtout booy juumee moo tax ñu naan VAR bi mi ngi fi lu waaye di wax na nga koy xalaat ne xam ne suba mën nañ la ko génnewaat dara du réer comme ni ma koy waxee rien ne s'efface sur internet lu nekk mën nañ ko déterrer génnewaat li nga xamante ne moo fi xewoon comme que nag internet moom rien ne s'efface donc attention gars yi nañuy xam bu baax li ñuy wax yenn proposition yeeg yenn yi nga xam ne dañ koy jël li may tàmm di wax bu njëkk ba dañu doon wax avant de parler il faut remuer la langue. Il faut réfléchir. Wala remuer la mu ngi noonu. 7 fois avant de parler. Avant de parler bu njëkk ba dañu doon wax nañu balaa ñoo wax nañu xoolaat bu baax ñu xalaataat bu baax balaa ñoo wax. léegi nag balaa ñoo bind dañuy xool bu baax balaa ñoo bind wala balaa ñoo def vidéo dañuy xool bu baax balaa ñoo def vidéo loolu ay conseils yoo xam ne léegi gis nañ ñi seen xam-xam màcc ci mbirum internet ak yooyu kenn mucc ci nag kenn mucc ci muy man di yow di keneen ak keneen parfois mën nga juum def erreur boo xam ni mën na la rattraper ëllëg donc di fàttali yéen seen émission lu xew ci biir internet mairie bu ñu jógee ci loolu mën nañu ñëw nag parfois ñu wane ay vidéo yu neex yoo nga xamante ni aussi parfois internautes yi wala ci WhatsApp yi dañ koy partagé. waaw Mamadou ñu ngi ci coowal tabaski bi ba léegi donc vidéo bi ñu leen di won ci mbirum xaru tabaski lay wax. donc ñu daal di ko seetaan daal di ñëwaat. gëmal yàlla gëmal yàlla gëmal yàlla gëmal yàlla ay gëmal yàlla gëmal yàlla ci bravo caméra bi jar na jooy xaru tabaski bu dee moom yàlla bu mu dee ci fay bi jar na lii de xar dafa jafe fi mu ne nii dafa raar xar dafa raar xar ba pare cher donc sa xar bu deewee moom te nga nekk borom kër gis naa démb ba tey ku nekk di partager xar bi nga xamante ni borom daf ko yóbbu woon géej je pense ko doon sang xam naa xar mi dee timit en tout cas métti na ko doon moom ci boppam ne dafa bëgg xar mais jaru xaru quand même mën nga ñafewaat yàlla may la beneen xaru tabaski loolu mën na ne mais bu ñu jógee ci loolu ñu dem ci actu inter yi ndaxte je pense parfois gis nañu site français yeeg wala site yi nga xamante ni ñoo nekk ci yeneen dëkk yi ñu relayer benn information boo xamante ni je pense bien mën nañ ko partager ak sénégalais yi ndaxte dina leen soxal. effectivement tey nag première information bu actu inter bi ñu leen di partager moo di ki nga xamante ne moo di Christophe Maé donc le chanteur Christophe Maé defe naa ñëpp xam nañ ko kooku nekkatul koo xamante ne dañ koy présenter. moom moo nar a enregistrer duo ak ki nga xamante ne moo di Youssou Ndour si futur album bi nga xamante ne octobre la nar a génn donc am na benn son boo xamante ne ni acoustique la article bi mi ñu yëgal nekk ne kii di Youssou Ndour moom daal dina enregistrer son à partir de fii Dakar de son boobu daf ko nar a way ak ki nga xamante ne moo di Christophe Maé ñu boole comme ñoom ñaar daal di ko génnee au mois d'octobre. Inch'Allah donc mu nekk duo en gestation quoi wala pas déjà prêt. est-ce que parewul ba pare xëy na affaire yu sew sewaani rek. non d'après ni ma lire ci article bi daal dafa mel ni lépp pare na comme que déjà Youssou Ndour enregistré na fii depuis Dakar. Covid oblige leneen li mooy li nga xamante mooy une triste nouvelle yi ñuy jot démb muy génn àddina doomu Mandela bu jigéen koo xam ni diplomate la woon moom mi ngi tudd Zindizi. waa Zinzi Mandela. Zinzi Mandela en fait ñu ñuy yëgal nekk démb ci lundi bi la génn àdduna. à l'âge de 59 ans donc moom moo nekkoon doomu ki nga xamante ne moo di Nelson Mandela ak Winnie. te ñu ngi ñuy yëgal tamit que ne moom moo nekk doom bi gën a jeune si doomu Mandela maanaam c'est la plus jeune des enfants de Nelson Mandela. moo ci gën a féete ndaw waaw moo ci gën a féete ndaw moom moo làqu démb lundi 13 juillet. diplomate la woon ñu ngi doon servir fële ca Danemark moom doomu Mandela boobu Nelson Mandela génn àddina à l'âge de 59 ans di ko jaale waa Afrique bi yëpp mën nañu ko wax waaye aussi waa Afrique du Sud leneen li mooy vidéo yi nga xam ni parfois aussi sénégalais yi di ko suivre ci réseaux sociaux yi mu koy neexal mais surtout ak application TikTok bi xam naa dinañ ci ñëw ci semaine bi gën ko yaatal ak ay spécialistes parce que on parle jamais sans l'avis d'un expert ci kanam ci semaine bi ñu ñëpp jëm wala balaa ñoo jeexal dinañ ci ñëw gën a yaatal application bii di TikTok. effectivement TikTok daanaka yeewu leen moo ko njëkk a waxtaane fii avant sénégalais yi di ko jël wala jeunes yi di ko jël ñu gis tamit que ne jeunes yi jël nañ ko bu baax a baax ñu ngi siy def ay vidéo ñu ngi siy def ay woy et cetera donc loolu duñ ko waxtaane tey mais xëy na suba wala gannaaw suba dinañ si ñëwaat mais balaa loolu rek dama leen di may benn boo xamante ne avant goût laa koy tuddee ngeen daal di ko xool. namm na dara talaa am na nëdd
ka we am na ne de hedde anta am na ne de ka jamono dafa metti bëgg a tekki ne ko dandu rax ci dolli ñi dañu soxor ñi dañu lay sot ñi dañu lay xërëm ñi di la te ñàkkal wooy baaba duñ ci wax dara dinañ ci ñëw ak développer ak staru TikTok yi Sénégal aussi bari na ay staru TikTok ba xam na sénégalais yi dañ ciy gagné de l'argent ndaxte loolu tamit lu am solo la gis nañu vidéo yi bare ndoona ku nekk ngi ci TikTok bi lan lañ ci jublu est-ce que humour bi rek la amul leneen lu nekk ci biir est-ce que dañ ciy gagné xaalis semaine bi dañ ci ñëw gën ci yaatal Merry. dinañ ci gën a yaatal dinañ xool li may tuddee le business autour de TikTok. parce que am na business am nay partenaires te nit ñi sponsor yaa ngi commencé investir li nga xamante ne moo di TikTok. moo tax ñu daal di décider ne dinañ leen si defaral benn dossier ou en tout cas benn jàngat Mamadou defe naa ne foofu la ñuy jaare rek daal di pare lii di émission bi li xew ci biir internet mais xam naa ne balaa boobu rek. balaa ñuy dem il faut que ñu bàyyi leen benn vidéo boo xamante ne comme à chaque fois moom moo leen di accompagner pour toute la journée ngeen reeba tas bi yoon nag Mamadou Louga laa lay yóbbu. ci kanam dinañ dem Louga pour jeexalee gannaaw boobu ñun ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah ci beneen numéro lu xew ci biir internet bi partagé ndoog yéen information yi xew ci site d'information yu Sénégal gi mais aussi yeneen yi nga xamante ni moo xew ci réseaux sociaux yi parfois réseaux sociaux yi aussi lu am solo dina ci xew te dara du leen rëcc yéen téléspectateurs yu télévision Futurs Médias yéen ñu ñuy suivre ci Facebook bi Twitter bi wala Instagram bi wala ci réseaux sociaux yu groupe Futurs Médias ak suñu hashtag bi di sunu net mu nekk lu am solo loo xam dañ ko fi teg ngir émission bi mais surtout ngir partager ndoog yéen ay vidéo wala Instagram wala li nga xamante ni mooy lépp lu ñuy dajale ci réseaux sociaux yi ñu partager ndoog ak yéen di leen jox dig daje ba suba ci beneen numéro lu xew ci biir internet bi ñu jeexale ko ak vidéo bi di leen jox bu jeexee waa Wareef ñi ngi ñëw ci ngir continuer wéyal programme yu télévision Futurs Médias. namm na dara